bourse de sécurité sociale sécurité familiale yi naka lañ koy joxe du la ñuy def transfert. C'était le moment ñu associer les opérateurs dans un élan patriotique frais sax duñ ko ci jël ménage yi jot seen enveloppe dem régler seen soxla li ñu soxla ñoom waaye xam ngeen li problème bi mooy boo defee ay commande moccaat mënu cee am surfacturation mënu cee am rétrocommission mënu cee am loolu rek mooy problème bi moo tax ñu choisir situation bi gën a compliqué bi gën a jafe ne ñoo ngi dem commander ji ay ceeb kon gestion boobu ñu gérer boole kook nag li tubaab di wax mimétisme mooy toppandoo président de la République boo xam ne doo jël décision sa décision bopp bu Macron ne ah on est en guerre nga ne oui on est en guerre bu Macron ne guerre bi jeex na nga ne guerre bi jeex na bu ne déconfinement nga ne déconfinement bu ne il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus nga ne il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus jël ay décisions yoo xam ne concerté wuloo sax ak ñi nga war a concerté parce que gis nga administration bi man xam naa administration obligation de réserve ak loyauté moo tax ñemewuñoo wax waaye man bir na ma ni ay ñoom docteur Seydi ak ñeneen ak ñeneen consulté wuñu leen bi ñuy jël décision bi décision panique la parce que moom ci boppam xam na ni li ko renseignement généraux mi jox ak li ko ay partenaires étrangers am jox ndax gis nañu ab document boo xam ne dëgg la wala du dëgg waaye document la boo xam ne nee nañu ci ay services officiels yu France la jóge woon lii lépp dañ ko annoncé woon ne ni ñu war a gérer pandémie boo moytu sax ay émeutes la ñu jëm donc concertation amu ci barki Dembo Ndiaye la docteur Xemes Diouf Ndiaye defe naa noonu la tudd génn taxaw wax a wax ba fuur ne Sénégalais yi respecté wuñu consignes yi defuñu ci ñaari fan Macky Sall taxaw ne levé naa mesures yi ci loo xam ne restez chez vous takk leen seen masque bu leen génn ñu xëy rek di jour wala amee ñu ne lépp jeex na muy décision précipitation ba tax nag la ñu mën a constater fi mu toll nii mooy fiasco total moo am ci ni ñu gérer crise bi ndax amul lu mënoon justifier ñu jël décision bi tey Sénégal bokk na ci réewu Afrique yi nga xam ne moom la épidémie bi gën a laal ci Afrique ba mu daj ci fukki réew yi maladie bi yi feebar bi yi mbas mi gën a dal fi mu ne ni Sénégal ci la bokk te ci biir fukki réew moomu Sénégal moo ci sixième te booy xool suñ ko doon natt sax li ñuy wax valeur relative ci tubaab parce que soo jëlee Afrique du Sud mu am 11000 cas waaye 11000 cas ci 57 millions de population nga jël lu mel ni Nigéria mu am 4000 cas ci 200 millions de population ñun Sénégal ñu am démb 1995 cas ci 16 millions d'habitants kon en valeur relative ci ñu gën a impacté la ñu bokk fi mu toll nii ba pare nag feebar bi di gën a garaaw sànq rek bi may yéeg gis naa seen communiqué tey ñu ne 110 cas la ñu génne tey kon yow bi ñu naan ñaari cas la ñu am ak benn cas nga xëbal Sénégal yëpp ba kenn ñi mettul noy daal di jël say mesures tey ñu ne ñi ngi jege ji li ñuy wax pic parce que épidémie dafa am fu muy commencer di yéeg ba sori doog a mën a wàccaat point boobu gën a kawe nga xam ne su fa yeggee lay doog commencer wàccaat eggaguñ fa ñun Sénégal lan moo war a mën a justifier Macky Sall xëy rek ne aywa lay problème bi mooy ni ñu gérer crise bi depuis le début baaxul gis nga am réew boo ñàkkee doole da nga koy xam bi crise bi commencé ñu annoncé feebar bi Chine wax naa ko publiquement bi nguur gi jëlee décision ne ñoom mënuñoo delloosi wala du ñu delloosi Sénégalais yi nekkoon fa crise ba amoon muy Wuhan man ne naa d'accord naa ci décision boobu dama ko wax publiquement ñëpp dégg ko parce que léeg-léeg da ngay ñeme li ngay wax doo seet lan moo neex nit ñi li taxoon ma wax ko mooy feebar fa mu déclaré wu feebar boo xam ne wàllaateem dafa gaaw day law diine wax na ko
science wax na ko fu mu déclaré wu rek foofu nañ ko mettre en quarantaine bu kenn génn bu kenn dugg ñu essayé ko tënk foofu moo gën ñu bàyyi ko mu law ba ni mu mel tey ci àdduna waaye dama ne woon ci kaw mu ànd ak ñaar benn bi mooy nañ leen taxawu ba ñu yëg ni taxaw nañ leen su dee daj fajar sax ñu yónnee médecin yu leen di suivre foofu ñu yónnee ko di nekk en contact ak gouvernement chinois ba xam ndax ñu ngi leen di toppatoo ni ñu leen war a toppatooy su dee dañoo nekk ci jafe-jafe ñu jàppale leen financièrement waaye li mu waroon àndal dëgg-dëgg mooy boobu la Sénégal waroon tëj ay frontières am courage politique foofu lañ ko waroon amee tëj suñuy frontières bàyyi transport de biens et marchandises moom mën na continuer gis nga loolu bu ñu ko defoon tey duñu toog fii di wax ay 110 cas ak 120 cas boobu la ñu waroon tëj suñu frontière bu ñu ko waxoon duñu toog naan état d'urgence duñu toog naan dinañu bàyyi sénégalais yi ñu continuer dox seeni soxla ñu fexe nag ba lii nga xam ne mooy mesure de prévention yi ñu respecté ko kon duñu daan soxla 1000 milliards 100 milliards sax duñ ko soxla 100 milliards duñ ko soxla waaye toog di seetaan ba mbir mi ne sëlëm ci biir réew mi ñu paniqué nag jël ay décisions yoo xam ne nattuñu ko ci jamono jooju ñu ko doon jël loolu moo leen daf fi mu toll nii kon problème am na te du problème bu ndaw mooy volte-face bii mu def barki démb dafa am conséquences yu doy waar yu muy am mooy ci jamono joo xam ne ñi ngi jëm ci pic bi feebar baa ngi gën a garaw dafa mel ni Macky Sall dafa ne sénégalais yi jébbal naa leen feebar bi nu ngeen xam def leen abandon de responsabilité démission incompétence manque de courage politique ci njiitum réew te li ko andi yépp mooy ca njëlbeen ba wax naa leen ko dégg naa ñu naan askanu Sénégal la dañoo indiscipliné déedéet askanu Sénégal jox na Macky Sall lépp deselu ko dara nañu waxante dëgg rek askanu Sénégal lépp jox nañ ko Macky Sall ndax bi mu nee 1000 milliards la soxla askan wi daf ko ne aywa ci 1000 milliards yooyu déjà leb nañu 575 milliards yoo xam ne leb nañ ko ba noppi kan moo koy fay askanu Sénégal a koy fay yow tailleur bi yow baykat bi yow fonctionnaire bi yow journaliste bi yow ambulant bi xamal ni yow yaay fay 575 milliards boobu jógewul ci poche Macky Sall moo tax kuñ fi jox saako ceeb nga ne jërëjëf da ngaa xamul koy wax jërëjëf sa alal la dafa war a dellu si yow donc jox nañ ko loolu wëlbatiku mu ne damay def état d'urgence sénégalais ne ko d'accord mu ne damay def couvre-feu nga xam ne dara justifié loon couvre-feu 80% wala lu ko ëpp ci contact humain yi bëccëg lay am guddi gi kay xanaa doxkatu guddi yee ko moom te soo tëjoon baar yi tëj danse yi ñi tëj restaurant yi dox guddi gi jeex nga dajale nga tëj nit ñi jël force de l'ordre yi sonal leen ci mbedd mi ci ngelaw gu métti goo xam ne alors que bëccëg bi nit ñaa ngi dox ñu ne déet mu ne dama soxla ñu defal ma loi d'habilitation benn sénégalais contesté wul nun de waxoon nañ leen ni baaxul nga ñëw yokkaat loi bi violer constitution jaaroo assemblée nationale ba léegi benn sénégalais waxul kon dama naan gàcce ngàlle askan wi tey dañuy delloo njukkal askanu Sénégal mun na am ay ñaxtu loolu mënul ñàkk waaye warul tax kilifa réew njiitum réew su dee jàpp nga ni lii moo gën ci askan wi nga dellu gannaaw tey lu xew États-Unis lan moo fa xew ay américains yi génn président Amérique jàppale leen Donald Trump di défier autorité gouverneurs yi Amérique gouverneurs yi ñooy président de la République parce que fédération la waaye est-ce que dafa tax gouverneurs yi dellu gannaaw déedéet tant que ñi ngi jàpp ni lii moo gën dañ koy def askanu Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen rendre hommage
di ko commencé nag ci personnel soignant bi muy fajkat yi wax dëgg yàlla sonn nañu te dem teguñu leen ci condition ñu mën a defee seen liggéey sonn nañu trop te séddewuñu xëccoowuñu fi per jëm damay dem superviser ni ñuy joxee ceeb ñu ciy xëccoo ay per jëm ñii nekk ci hôpitaux yi suba ba guddi bàyyi seen njaboot ba pare nekk risque ñu contacter leen à tout moment ma leen delloo njukkal bu baax a baax a baax liggéeykat yépp nag yépp secteur professionnel yépp tailleurs yi bàyyi seen yitte di ñaw ay masque di jox nit ñi secteur informel bi nga xam ne seen liggéey gàllankoor am na ci yàqu na ci ñuy muñ transporteurs yi nga xam ne imposé nañu leen ay normes ñu accepté ko ba mu mujj métti ñenn ñi arrêté secteur privé bi patronat bi di masaw it secteurs yi nga xam ne ñoom la gën a laal muy par exemple tourisme bi ak ñoom seen di féliciter ñépp ñi nga xam ne jël nañu ay initiative gis nañu ay sénégalais yu jóg jël seen initiative di inventer moom nee na il salue phrase boobu nga xam ne depuis Senghor ñu ngi koy dégg le génie créateur ou inventeur de xam lan des sénégalais ci loo musul gëm musoo leen jàppale fu tubaab ñëw nga jox ko sénégalais bu jóg nga xeeb ko te teewul bi crise bi amee sénégalais yi ñoo wane seen bopp jël seen matuwaay bari nañu fi takk masque bu